السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. asewul ci ñun ci waa daayira bi ma wax leen ni yonent yàlla Ibrahim mooy le parrain spirituel de tous les moustarchides du monde. leen fi teg kon nag fa seen kilifa ko def salaamun alayka fil awwalin. waaw moo tax nag mu xool nag ba mu xoolee mbooloo yëpp fu ne ña fa gën génn mu laajte ñii fu ñu jëm ñu ni ko dañuy dem ci seen sang muy Babacar Sy mu topp yëpp yàgg reportage Dakar ba Tiwaawan ziyaara général waaw raxalat ilayk taummuha alxayraatu bi rijaaliha alarabaatu walkaaraatu waaw raxalat ilayk wa fi intidaami riaaliha wa huduiha fi sayriha ayaatu waaw raxalat ilayka li xayri ma raxalat lahu min qablu fi islaamiha saadaatu ni ko wa fi kulli safin lirrijaali raisuhu wa waraahu zawjaatu muctakifaatu wallaay di ko wax naan ko oto yaa nga rang voiture yaa nga jiitu car yaa nga ca topp nee na di dox seen dox bu tey ba di fekki sang ba ñuy fekki fañ koy fekki waaw mu ni nag lay raam di dem moo daan raam bu jëkkoon di fekk sang yu tedd ya raamal na la wut si la ci waaw kon yaa moom ñëpp mu ni ko te la ci gën a rafet xoolal car bu nekk boo ca fekk président nga ca kanam waaw góor ñu tedd fa nekk ñu sell jigéen ñaa nga muuru ñoom ñëpp weex tàll ci Babacar waaw waaw jeex na weex tàll rek waaw ku man nag ziyaar yi mbay docteuru tariqa bi ku man waaw 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 mu ni ko nag donn nga yonent bi ci lépp waaw donn nga yonent bi ci lépp parce que nee na waxul dawaayir yooyu di ñëw di ziar ci sëñ Babacar na mu nuroog dama wax ni pour contre daayira da nga jàngul xilaasu dahab ba ci buntu Muzayna mooy wufuut ya daan dem délégation ya da àndoon di fekki sang ba di wax ak moom loolu wuñu daayira yi tey yi waaw ku man nag sa yëpp day ànd Babacar Sy yëppam ànd waaw nuru na ñi mu donn ba nuru leen fi mu tëdd nuru na leen ba nuru leen fi mu tëdd xamuloon ni Cheikh fa mu tëdd kenn xamul woon ni mooy nekk jàkkaam te Cheikh jënd na ko lu yàgg waxul kenn dara Sëriñ Babacar it fii mu tëdd jënd na ko lu yàgg te kenn xamul lu tax buñ ko ne teeñ koo tabax rek def fii li mu ni déedéet ndeke booba yëg na ni foofa lay tëdd Cheikh it booba yëg na ko borom cër ji it yëg nañ ni Cheikh foofa lay tëdd da am na ci ñoom koo xam ne nee na li ko daan jaaxal mooy nee na foofa àll la defoon ay garaba fa nekkoon waaye li ko jaaxal mooy di toog yenn waxtu dégg ñuy wasifa ci biir àll bi te bu duggee biir àll bi du gis benn mbindeef nekk jinne yeeg malayka yi fay wasifa mooy rawtu Cheikh bii nekk fas tey ñëpp di fa dem bi Cheikh faatoo nag la ni nañ ko tëral foofa ñuy soog a xam lu tax waaye Babacar Sy it ba mu koy jënd jox ko doomam bi mu wóolu muy Cheikh Ahmed Tijani góor gi génn àdduna ñépp dof keroog kenn rekk a nekk nit mooy Cheikh Tidiane Sy ku man sa baay ba muy dugg bàmmeel nga di ko reporter foofu nga mën a yem waaw góor gi faatu ñu tëral ko kenn suulagu ko mu téye ko xalima ga xayaatuka lil islaami magnan wa magnamu wa mawtuka law adda ila al mawti aslamu baxilna bima fi lsalixina min annada wa anta lima fi lsalixina mutammimu ra'aynaaka min xusni siyasati baasiman maa annaasi mahmuda alsajaya wa hum
jeex na jeex na daal di ñëw ñi ko sa dund mooy sagu lislaam bi mu ni ko dee it mi la rey tey moom mooy sagu ndax am na koo xam ni moom dee bu ko reyee sagu ca ndax bu mënoon fu mu reyee jëmm ja mel ni yow kon dee fecc waaye du ku mu rey rek mu mel ni yow mu ni ko nag ñi ci des la ñuy woote ñëpp baal nañ leen ko ndax ñun gis nañu ni kenn ku ne la ca moom mu di ko woote yaa ko def ci moom kon nag ñu ngi pour yow la ñu à 100%. mun ko xamuloon ni baax ak sédd say bokk a tax di waxandoog ñoom di reyandoog ñoom mel ni nga mel ñu mel ni ñu mel am na koo xam ni mbaaxama ko tax di reeg ñëpp waaye raw na ñëpp waaw du bokk nag du leneen amul rakk amul mag ñëpp la raw waaw ñëpp la raw moom la waxoon ni man Babacar kat kilifa lay mën a doon mënuma nekk leneen amul baay amul rakk amul mag amul leneen kilifa lay mën a doon ku ko mën yàlla def na ko ku ko mënul yàlla def na ko jeex na waaw ñëpp dox ku ne di yooxu fu ñu jëm Babacar si bu fi jógee Serigne Cheikh ni leen dara du xew waaw dara du xew waaw dara du xew waaw ànd ak sagom ba mu àndal ba mu indi Babacar si di ko dugal ci pax xalima ga commencé ah ala qallili ya nafsu hada tafajjua fa inna bi dati sabri lillahi marjia فلما حملنا جثة القطب ضحوة إلى قبره تاهت قلوب الورى معه ولما حثونا فوقه الترب غائبا بكينا ولم نستبق في العين مدمعا ولما رجعنا دونه لمقامه وجدنا وجوه الأرض للناس بلقعا منان بكن يي نانيو تاي te muñ waaw nañu teey te muñ ndax ku muñ nag yàlla am lu mu la bàyyeel ni maa ngi fàttaliku sunu yor boobule ñu yëkkati dëmm ku day ni Babacar Si jëme ko ci pax nee na keroog ñi amoon sagu ñëpp jànn xeneen mu ne nag ba ca gën a metti mooy ba ma gisee ñuy puus suuf sa muy wàcc ma ni suuf yaa ngi wàcc ci koo xam ni ndigala la fi bàyyi waaye ëpp na suuf waaw ne nag keroog rankoñ yëpp tuuru na te sañatuñoo toog mu ni moo tax ba ñu delloo it ca barabam ba di jàllanteeg bokk yi dafa mel ne dara taxawatul ci kaw suuf lépp pàkk bu ni wëyang la ndax ka daan rafetal pàkk bi nekk newatu fi mooy Babacar Si naka la jàllanteeg ñëpp ba nopp nag wëlbatiku nag en personne dellu ca bammel ba nag jaayanteeg góor gi bayni wa baynaka ya darih al amjadi ahdun yasiru ala tariqi tajaddudi wala in aytu faka alxayaali tazuruni wala in ataytu fa ragbati fi lmashhadi dem caa dem ba ne ko nag baynan azuruka id atatni nafxatun bayni wa baynaka ya darih al amjadi jël loxo bi teg ci kaw bammel bi ni ko jaayante naag yow soxlatuma keneen ci kaw suuf bu ma ñëwee xamal ni ñëw naa bu ma ñëwul it maa nga fa ak yow jeex na toog ba yëg ni nag mag Babacar Si jox na ko la mu ko joxoon la mu yoroon mu ne abuna Abu Bakri wa in kaana fi lqabri radina bihi cheykhan ila axiri dahri waaw waaw ku sañ toog ni benn sëriñ laa masa am mooy Babacar Si te mu ngi ci bàmmeel ba abadal abidina nag dootuna amaat beneen sëriñ amoo ci cadre tariqa ku donnul borom sañuloo ko waaw ku donnul borom sañuloo ko waaw donnu Babacar Si nag moo tax mu sañ ko dinaa faral di wax ni jamono bii képp ku ñu wax ni yaay donn mag ñi te Cheikh Tidiane nekk ci sa wet sa fit dina ni tërit ah mais logiquement nañu ni rek Cheikh Tidiane Si na taxaw ñu ne la yaa doon nu mag ñi négam sa fit du dem
ndax it li lay jaaxal mooy kooku bu ñu la nee yaa doon mag ñi te xamoo foo koy jaar ah kon nag kuy bàyyi boye boo nga doomoo ko kuy nijaay boye boo nga jarbaatoo ko kuy maam nag boye boo nga sëtoo ko loolu dong ngay sag bakkat ndax loola aada la waaye xaqiqa bi nag ku mu ci yiliful doo ko ci yilif waaw kooku moom maa leen ko wax fii ci maison du parti socialiste waaw dina leen ko wax kay parce que réew mi coow li dafa bari te am na koo xam ni kenn du ko tëralal këram mooy tëralal boppam waaw dinaa gis ñuy bind ci yenn carte yeeg sous la présidence d'honneur de Cheikh Tidiane Sy Grand Moukhadam dañoo feebar kenn du ko bind waaw erreur bu day ni ñay la kenn du bind Grand Moukhadam kooku bu donnul Cheikh kenn du ko doon bu ko neexee nag jël ci yëfi turandoom ak yëfi baayam sédd ku muy sédd bu ko neexee ñi fi am ñëpp nag moo leen sédd ku ko ci nangulul nag dootoo tekki dari ci nit ñi waaw ñëpp nag moo leen sédd maa ko wax fii man Moustapha Sy waaw ku ko weddi nag toogal fi nga toog ma toog fii nga ne yàlla nañu yàlla àtte bala moo yàgg puisque Sénégal li leen tere dem ba léegi loolu la waaw li tëj taw yeeg yépp nag loolu la am na koo xam ni bu kooka ñépp nangulul la mu doon dara dootul wàcc waaw dootul wàcc te ba mu leen ko waxee yàgg na waaw ba mu leen ko waxee yàgg na yéen a ci des léegi mais kooko pare na démb waaw pare na démb ñu ñuy bëgg rek coow nag am na koo xam ne la ca moom yëpp bu ko génnoon ñëpp fatu ji kon nag bu baaxee yaatal ñëpp ku ne mu di la tudd jox la cër nañu am ngor it delloo ko la mu moom nag waaw delloo ko la mu moom kooku ba mu donnee cheikh du tey wala qad wulidtu wa li ridam bi wiladati fi manhaji tijani wali annani summitu min amrin bihi kon fa jazal ilahu fatan bihi sammani nee na juddu gëm a xëy juddu ci biir tariqam te sàkkuwuma ko moom cheikh mu wax Babacar Sy mu tudde ma ko te sàkkuwuma ko moo leen di xamal ni tibbe naa fa lu kenn yëgul dafa nuru turandoom ci lépp ba mu jeex te du tere nee na moom yonent bi la bokkal moom cheikh moo ko wax donn naa sama turandoo nee na kenn mënu ci dara waaye nag yonent bi laa teg bët ndax ya mu nekkoon yépp maa ko nekk waaw ku añaanul ni dëgg la lu yonent bi masa def Cheikh Tidiane Sy def na ko ci jamono waaw boot gën yonent bi bootoon nit ñi tette leen ci yàlla wax leen yàlla jàngal leen yàlla ndax Cheikh Tidiane Sy def ko ci yéen melokaan ya mu am mbaax ga mu am yiw ga mu am ba ñëpp a xaj ci moom ndax Cheikh Tidiane Sy def ko ci yéen waaw xam-xam ba yonent bi daan wax nit ñi ñëpp di ko jariñoo te kenn mënu ko weddi ba léegi ndax waxu ko yéen waaw 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 nekk homme de culture comme yonent bi nekk homme politique même comme yonent bi parce que yonent bi homme politique la woon waaw nekk littérateur waaw lu nekk philosophe waaw nekk guide spirituel nekk génie waaw nekk leader lu ca nekk lu yonent bi def inauguré ne ko ci boppam wa kuntu arani nashi'an mutafarridan bi axlaaqi aw qultu li ana ahmadu ne ba ma xoolee sama bopp ci kaw ba ci suuf xam ni ci jikko ba génnuma fenn yonent bi laa xam ne ana ahmadu
génnewu ko fenn waaw donn cheikh ci lépp waaw indaale turam comme ni yonent bi indaale turam ida wadaatihi sammihi ba mu gënasee àdduna sama ñoomam Elaaji Abdou Daw ñëw ci sëñ Babacar ni ko xanaa bii mën nga koy tudde mu ni ko bii dafa indaale turam turandoom tudde na ko boppam moo tax wali annani nag summitu min amrin bihi kon fa jazal ilahu fatam bihi samman ba ca des mooy Cheikh Ahmed Tijani moo nekkoon ñetteeli doomu baayam te moo jël xilaafa Cheikh Ahmed Tijani bi mooy ñetteeli doomu Babacar moo jël xilaafa des mooy Cheikh Ahmed Tijani moo nekkoon ñetteeli doomu baayam te moo jël xilaafa Cheikh Ahmed Tijani bi mooy ñetteeli doomu Babacar Si moo jël xilaafa ba ca des mooy Cheikh Ahmed Tijani ndeyam astu la tudd ba Cheikh Ahmed Tijani bi it ndeyam astu la tudd ku man sa yépp day niroo la yonent bi defoon coono ba yonent bi daj ci ay xareek lépp pour l'islam bi ndax daju ko moom rekk fi sañ ni fu ma jaar ku fa jaar taqban ci jamono ndax am na loo xam ni kat ku mu jaar ci yow cim réew mujj wuñu lu dul toog fii di ko wax ñëpp yi tàccu te kenn sañu caa bañ dara am na lu tax lu ne def nañ ko fi bombardé nañ fi Tiwaawan tiim kook ay métraillette arrosé ko anam anam mag ñu bari fekke nañ ko fii ay waaw ak façon ba mu lu doy waar waaw wallaahi góor gan koy nettali nee na mu ñëw ne leen al yawma yawmun wallaay ndeysaan wallaay bés la wallaahi dëgg la yow yaa ma yëngal ndeysaan maa ngi déglu ma yow dama lay wax nag da leen di bëgg caaxaan rek fii ma bëgg toog noonu Cheikh Tidiane bi toog ci bésu xamal lan faam fii de toog kër gi bëgg a tàkk kenn mënu du gàtt boobu ba tey doo bi ñu tax xale yi kenn xam ne ko moo tax rek te bëccëg booba ña xam Cheikh Tidiane si yëpp ca bëccëg booba lañ ko xam ndax it ku ñu tiim ci ay métraillette lu nekk di ko arrosé ci sa kaw waaw mu génne ci salu Serigne Babacar ba rek fekk inspecteur baa ngi taxaw ak garde yu dul jeex ñu ni voilà le marabout feu ñu décroché tir yi muy avancé nag dem ci ñoom waaw keroog comme gaynde nit ñi daw tam tatafu ko mu ne di ngeen ma bàyyi de waaw di ngeen ma bàyyi tey la waaw ñu ñëw rek daal di koy ñëw dugg ko mag ñépp ku nekk mag ñu bari fekk nañ ko bëgg ko buub yóbbu noonu benn dàll bi bëgg a summeeku mu ni du bouger mukk te dàll bi solo parce que nee na mbaxaneem du jeng dàllam du summeeku parce que ci caalit la bokk pour wan leen ni leen am na loo xam ni ñun xam nañ ko ba noppi moo tax bu ngeen gisee dara safuñu looloo tax waaw lu ne ñu def ko fi ci réew mi xëy def fi conseil supérieur des chefs religieux dem def ko pour nëbb ko moom pour dal ci kawam ndax boobu moom mu ngi def parti politique sëriñ sépp ni ana sëriñ ak politique bu dul woon ak moom tey kenn dootu ko waxati ci ñoom ba ñu ne dañ ko ciy génne alxaaji Ibrahima Niass
moo leen wax ni bu ci Cheikh Tidiane si duggul man génn naa parce que kat am na loo xam ne ku nekk ak la la yàlla may waaye loolu lu ñu ci bëgg Cheikh Tidiane si lañ ko mën a jox waaw lu ne ba mu nekk événement yooyu ñëwee am ci ñu dem tafu ca pouvoir ba di ko xeex moom ba ñu jël ko jële ko ca suba sa lañ ko jëlee ci waawoon yóbbu ko ci prison civile pour tëj ko Cheikh nag nee na nañu ko déglu mu raconté ñu nu affaire bi demee moom ci boppam moo bindi procès verbal bi waaw parce que ñun lu ne la ñu garde xam nga boo amee sa mbër mu la wóor ni kenn du moom garde léppam waaw nit mën nañoo mag ci kër gi nag waaye gis nga am na loo xam ne kenn gënuñu koo xam waaw muy wax naan à un moment donné il y a eu la création du Conseil supérieur des chefs religieux, organisation groupant tous les chefs et responsables spirituels du pays. Les autorités religieuses, après une analyse détaillée de la situation, voulaient combattre les communicants qui battent en brèche les valeurs spirituelles et traditionnelles. Lorsque le secrétaire général, Cheikh Ibrahim Niass, est venu au nom du conseil pour me confier le poste de secrétaire à l'organisation et à la jeunesse, je lui ai dit que si l'on veut combattre les politiciens uniquement sur le plan religieux, cela devait échouer. Je lui ai dit également que je ne refusais pas l'honneur qui m'était fait. Mais j'aurais aimé que le Conseil me donnât la liberté de créer un parti politique qui se chargerait de manier le combat sur le plan politique. La plupart des chefs religieux me donnèrent raison, hormis quelques-uns qui tentèrent de semer la confusion. J'ai ensuite souligné le manque de réalisme de ce Conseil. J'ai dit que pour la dignité et le respect de l'islam, il faudrait faire en sorte que toutes nos réunions se tiennent dans le calme. J'ai dit également qu'une des chances de l'islam résidait dans la cohésion des chefs spirituels. Ils approuvèrent tous ce point de vue qui était la position commune de tous les membres du Conseil. Étant franc par nature et ignorant les demi-mesures, j'ai créé le PSS et pendant la campagne électorale, j'ai demandé au général de Gaulle de faire contrôler et arbitrer les élections par les organes de la communauté. Le gouvernement d'alors a eu recours à la fraude avec la complicité ouverte des fonctionnaires d'autorités transformés en agents d'exécution. Sous la protection des policiers et des gardes territoriaux qui ont utilisé contre nos militants le coup de crosse, les bombes lacrymogènes et les grenades. Le jour du scrutin, le parti au pouvoir a commis de nombreux crimes et délits, meurtres dans plusieurs localités, incendies volontaires, coups et blessures, violence et voies de fait, arrestation arbitraire et séquestration de nos militants, inaugura le 20 juin 1959 à Tivaouane une série de massacres qui devaient aboutir à mon arrestation. Que s'est-il passé à Tivaouane? Une provocation manifeste préparée par les responsables du parti au pouvoir est connue de tous. Une tentative d'assassinat à l'issue de laquelle, après avoir échappé de justesse, j'ai été privé de ma liberté. Je vais vous raconter avec calme et sérénité comment on est arrivé à mettre la main sur moi le dimanche 21 juin vers 18 h. Le commissaire de police est venu me dire que le juge d'instruction voulait me parler. Il me remit une convocation pour 19 h 30.
À l'heure indiquée, je me rendis à la résidence, accompagné de mon frère Serigne Mansour Sy. Le juge me reçut dans le bureau du chef de subdivision et m'informant qu'il m'inculpait de rébellion et qu'il me plaçait sous mandat de dépôt. Quelques instants après, ce fut la cour vers Dakar. 3 ou 4 véhicules escortés par des motocyclistes vinrent garer devant la prison. De Versailles noir, je descendis pour franchir les grilles de la prison civile de Dakar. Avec personnalité, ça. Wow. En ce qui concerne mon arrestation, je précise que c'est le commissaire qui m'avait déclaré que le juge désirait me rencontrer à la résidence de Tivaouane. Et puisque la justice est sacrée et demeure pour nous une de nos raisons de vivre, j'ai répondu à l'appel. À mon arrivée à la résidence, je trouvais plus de 400 gardes territoriaux armés. Un jeune homme européen assez replets et un peu mou se présenta à moi et se prétendit le juge. Il n'osa pas me regarder en face, sachant bien qu'on l'avait sommé d'exécuter une besogne qui allait dégrader tout ce qu'il avait chargé d'une telle entreprise.